الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا. yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bës fii nga xam ne moom lañ bind s'abonné ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi. Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki Ali Imran TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax di ñaan borom subhanahu wa taala suñu ziyaara fekk leen ci jàmm, lépp loo xam ne xewlu biir la ak biti yal na leen ko borom subhanahu wa taala defal. ñuy delluwaat ak yéen suñu émission Ali Imran TV bi ñuy wax la globalité de l'islam, muy shumuliyatul islam. di ñaan borom subhanahu wa taala l'islam yàlla déggloo ñu ko, diine ji ñu dégg ko comme niñ ko war a déggee, ndax ci la xéewal nekk. bépp xéewal mi ngi nekk ci dégg diine, dégg l'islam. jàng diine am na solo parce que diine dañ ko war a jàng, waaye jàng ko dégg ko moo gën. waaw jàng ko dégg ko moo gën, ndax borom subhanahu wa taala li yatafaqahu fi diini la wax. ñaareel bi aussi tamit yeneen saa sallam dafa wax ne képp koo xam ne yàlla namm na ci yow yiw xéewal da lay déggaloo diini. man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin. am na yàlla déggaloo diine. kon mbokk yi, l'islam est une religion globale, générale. donc globalité boobu ci la ñuy ànd ak yéen saa su ne ci émission bii nii. ndeysaan dañuy doon waxtaan benn émission di tudd benn livre bu ñuy wax je me suis converti à l'islam pourquoi, wala pourquoi je me suis converti à l'islam. ndax livre bi borom bi ñu koy njëkk bind dafa tuddee livre bi pourquoi, non je me suis converti à l'islam, def doog a indi pourquoi. mais édition yi mujjee yi bu mu génnee mu ngi ko changé def pourquoi je me suis converti à l'islam. mooy livre bii nii yaakaar naa ñu ngi koy gis. donc pourquoi je me suis converti à l'islam muy livre boo xam ne bu am solo. livre bi maa ngi doon def ak Sëñ Mbàkke Sylla émission ci ak tadabbur. bañ koy def may wax ne livre bi amoon naa ko bu njëkk, te bind bu njëkk bi moo nekkoon je me suis converti à l'islam pourquoi. waaye soxla naa ko, bëgg naa su ma amee ku ma ko mën a utal dina am solo. far nag ñi nga xam ne nag moom ñi ngi topp ci émission ak tadabbur ba am ñu ko si dégg. waaw soxna su baax, waaw mu ut si sax ñett sax mu fexe ba ma jot si, macha allah. yal na ko yàlla fay, yal na ko borom subhanahu wa taala teral. ñaan ko soxna Salima Melhem mu nekk fële ci Paris. donc livre boobu si la ñuy jukkee tey yenn partie ñu waxtaanee ko ci suñu émission la globalité de l'islam. donc kii nga xam ne moom mooy Eduardo Giorgia. Eduardo Giorgia est un Italien. bi mu duggee ci l'islam ba pare dafa am lu mu wax, déclaration bu mu def. muy wax ne le noble Coran contient ce que chaque âme recherche. l'islam moom
maanaam alquran dafa dajale lépp loo xam maanaam bépp bakkan rek bépp nafsu rek li mu soxla rek li muy wut rek l'islam am na ko mi ngi ci l'islam buñ ne alquran ne l'islam buñ ne l'islam ne alquranul karim ndax moom mooy support système bi moom mooy gongeekuwaay bi mooy source directe bi waaw. donc muy wax ne dès ma jeunesse j'étais très impressionné par la civilisation islamique dans tous ses aspects, sa poésie et son architecture notamment. Très souvent, je me suis dit que des gens qui ont pu donner au monde un trésor si vaste de beauté et de la signification dans chaque domaine devraient avoir atteint le plus haut niveau en philosophie et en religion. wax bu yéeme ngi nii ndeysaan muy continuer. Dans mon enthousiasme pour l'islam, j'ai commencé à étudier toutes les religions, des plus anciennes aux plus récentes, les comparant et les soumettant à une ferme critique. Peu à peu, je fus convaincu que l'islam était la vraie religion et que le noble Coran contient ce que chaque âme désire pour son élévation spirituelle. lii mooy wax bi nga xam ne moom la Eduardo Giorgia wax nga xam ne c'est un origine italien ñuy wax bu yéeme. lii daf ñuy gën a rassurer ñun ne l'islam diine dëgg la parce que waa ji tëbul rek dugg ci l'islam waaye am na fu mu jaar nekkoon ci beneen diine mooy nag depuis bu muy nekk xale moom civilisation islamique maanaam njàngale l'islam ay principe am ay kenoom ay fondement am daf ko yéem ay njàngaleem daf ko impressionné daf ko jaaxal waaw. donc boo xoolee l'islam na mu mel ak nu mu organisé woo ak taar bi ci nekk ak vraiment ni ñuy doxalee ak philosophie bi nga xam ne moom lay dégager loolu tax moom enthousiasme bi mu amoon ci l'islam tëbul rek dugg ci diine ji, tëbul rek nekk jullit, tëbul rek ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah déedéet. mais lan la def mu ne j'ai commencé à comparer, mu dafa commencé comparer di xool entre les religions, di xool yeneen religion yëpp, moo xam judaïsme moo xam chrétianisme moo xam bu mu mën a doon waaw, di xool bi gën a yàgg ak yi gën a bees. c'est-à-dire diine buñ daalee tudd diine ci kaw suuf naan lii diine nangam mu koy jàngat di xool ñëw ba si bi nga xam ne moom moo mujj mooy l'islam bii nii waaw. bu amee leneen lu ñuy tuddee diine tam aussi après l'islam tamit mu ngi noonu waaw, ndax même sax idéologie mun naa dem ba doon diine waaw, idéologie sax mun naa doon ba doon diine. mu ne waaye moom la mu def moom mooy les comparant, gis nga di leen comparer di xool benn bu ne ak moroomam, te bare da ko teg ci une ferme critique waaw, une ferme critique nga xam ne nekkul loo xam da koy jàngatee benn bët ubbi beneen bët, mais ñaari bëtam yëpp lay utiliser, c'est-à-dire xelam ak xolam ak gis-gisam ak ruuxam ak lii logique ak li nga xam ne moom mooy lu réel nekk la vérité, loolu la jël teg ci sur la table, teg ko sur la table. donc bu mu defee loolu mu ne moom gis na ne kon ndeke l'islam moom mooy diine dëgg waaw. mu ne moo tax mu ne je fus convaincu que l'islam était la vraie religion, mu mooy diine dëgg mbokk yi xool leen l'islam la mu jàngale ci domaine yëpp. mu ne et que le noble Coran contient waaw wala contenait ce que chaque âme désire pour son élévation spirituelle. mu ne mu gis ne kon ndeke alquranul karim moom rek moo dajale bépp bakkan, maanaam nit ñi li leen yàlla bindee ñu bare depuis imaginez depuis maam Adama ba tey jii nii ñaata doomu Adama ñoo judd ci diggante bi. nga ne waaw depuis l'islam wala nga ñëw depuis ba yenent bi ñëwee bi yàlla yónni yeneen sallam ba tey ñaata doomu aadama ñoo dund ci kaw suuf. waaye nga ne non loolu sax sori na, nga xool actuellement ñaata doomu aadama ñooy dund ci kaw suuf. allahu akbar, presque 7 milliards wala lu ko ëpp
8 milliards ñi ngi jëm foofu ci doomu aadama. mooy nag milliards yi doomu aadama yi ni ñuy bari kenn ku ne rek am na noo mel, am na noo bëgg, am na désir bu ne ci yow bu wuuteeg sa morom, am na noo wuuteeg sa morom. gis nga suñu empreinte yi nu ñuy wuutee, suñu empreinte digitale ni ñuy wuutee, noonu la ñu wuutee ci lépp ñun doomu aadama yi. waaye nañu wuutee yëpp ak nu ñu bari yëpp ba ilaa yawmi diin, kenn ku ne su ñun rek li nga soxla ci alquran, li nga soxla ci l'islam da nga ko ciy jot ba mu mat sëkk. waaw l'islam da lay satisfait, une satisfaction totale. waaw da lay satisfait ci lépp. waaw kon satisfaction bi ñuy wut moo xam ci suñu ruux, moo xam suñu bakkan, moo xam suñu xol, moo xam suñuy cër, moo xam suñu environnement, l'islam moom moo ko am. lii ab nit la koo xam ne nekkul woon ci diine l'islam, mu nekkoon ci leneen, beneen diine, nekkoon ci yeneen i xalaat, nekkoon ci yeneen i système, yeneen i tëralin, yeneen i programme. mu jël temps wam depuis bi muy nekk xale, gis ko mu ne moo tax mu ne depuis ma jeunesse, gis nga waaw, j'étais très impressionné par la civilisation islamique dans tous ses aspects. waaw gis nga kon ba muy nekk mag si lay doog a jël voie bii nii ne lii kat moom mooy l'islam, te l'islam bii moom mooy diine dëgg. kon kii tëbul rek wax lii, am na fu mu jaar. waaw fi ñuy jeexalee nag ñuy préciser une chose, mooy que ne nit ñi maanaam ay yéeféer soi-disant ni ñu koy wax yenn saa yi, wala ñu gëmul l'islam, wala keneen ku mu mën a doon, ñu daal di xalaat wala def ay gëstu, ay recherche, moo xam sur le plan scientifique, moo xam côté bu mu mun a doon, dimension bu mu mun a doon, ñu daal di koy indi teg ko ci penc bi ne l'islam mooy diine dëgg. loolu taxul ñun ñu jàpp l'islam wala ñu bañ a jàpp l'islam, déedéet, jàpp nañ l'islam ba pare, gëm nañ ko ba pare, ñu ngi ci. waaye lii day tax daf ñuy gën a rassurer, lii day tax ñun ñu gën a am certitude, yaqiin ne kon ndekki l'islam moom mooy dëgg. yent yàlla Ibrahim alayhi salaam ba ko yàlla waxee ne moom mooy dundal ñu dee, mais daf ko laaj une question, ab laaj, mu ne ko waaw kayfa tuhyil mawta, naka ngay dundalee li dee? mu ne ko waaw awalam tu'min, xanaa gëmu? mu ne ko ah kay gëm na, walakin li yatma inna qalbi, ngir sama xol gën a rassuré wu, mu gën a am certitude, mu gën a am yaqin, mu gën a am dal. waaw waaye tamit boroom xam-xam yi ne pas ma gën a am dal ci sama jëmmi bopp, waaye ma gën a am dal pour ëllëgee bu ma kenn laajee question wala yóbbu ma ci domaine boobu mu mun koo jox une réponse boo xam ne bu concrète, réponse boo xam ne bu tegu ci dëgg la, boo xam ne du am benn wala lenn loo xamante ne dafay gàllankoor li mu bëgg a wax wala li may woote. kon walakin li yatma inna qalbi, gis nga. kon nag ñii nga xam ne ñoom it dañoo gëstu l'islam ba gis ne l'islam mooy dëgg, ñu teg ko ci xam-xam, teg ko ci logique boo xamante ne bu leer naññ la, teg ko ci ay principes yoo xamante ni kenn mënu koo teggi, loolu daf ñuy gën a jox assurance. kon ñun ñi ne ci l'islam ba pare nekk ci mission bi, nekk ci yoon bi, mbokk yi nañu gën a góorgóorlu, lañ téye suñu diine, nañu ko jàng, il faut ñu jàng ko, te buñ koy jàng buñ ko jàngantu, te buñ ko jàngee ba pare nañ ko jéem a jëfe, te buñ koy jëfe tam buñ ko jëfantu. waaw kon loolu mooy li nga xam ne moom laay ñaax sama bopp, di ko ñaax képp koo xam ne jullit nga, képp koo xam ne yaa ngi ñuy topp ci émission bi la globalité de l'islam, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp. yal nañu yàlla xiir ci boppam, yal nañu borom bi subhanahu wa taala jéggal suñuy njuumte, suñuy baakaar, ndax jamono ji njuumte yi bari na. kenn ku ne si ñun rek yenn saa yi boo toogee xool sa bopp da ngay xam ne yow dese nga lu baree bari. kon li ñu dese, gàttañ lu yeeg, njuumte yeeg, erreur yeeg, lépp daal yal nañ ko borom subhanahu wa taala jéggal, te yàlla moom dafay jéggale. wa inni la ghafarun la wax, wa inni la ghafarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa tada. man yàlla la giñ naa ne ghafarun jéggalekat laa, damay jéggale liman taaba ñeel ki nga xam dafa tuub, maanaam dellu ginnaaw, nangoo changer, nangu changement, nangoo rectifier boppam, xam ne damaa juum, nit laa rek, damay juum, teyu ma ko, léegi bàyyi naa ko, même su fekkee tey naa ko léegi nag comme maa ko tey léegi naa def ba dutuma ko defaat. liman taaba pare amana gëm, waa amila salihan nekk ci lu baax, nekk ci lu positif, nekk ci liy defar penc mi, lépp ci liy defar addina bi,
waaw summaxtada ba pare tegu ci yoon. kon yàlla nañ ci yàlla boole. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة. yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonné ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi. Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jël leen yeey ci mbirum àdduna. ci bu jën bi toggee gog sa soja resto rosi bi def si sos soja resto ñuulug bi def si sos soja resto couleur bu rafet cafka bu saparal resto sosu wàcce ki ak sos soja resto sosu ginaar ak sos soja resto méchoui bi ak sos soja resto sayo ko yàkke suy si arôme épicé resto. Resto, soo ko mosee dootoo ko bàyyi.